ci li nga xamante ni moo fi am tey mooy ne assemblée nationale yëkkati na immunité parlementaire bu député Ousmane Sonko waaye dafa fekk ni dafa bëri coow démb génn na moom si boppam ne du wuy ji yoon te itam ndax lii yëpp Macky Sall di président de la République moo nekk ci ginnaaw te procédure bi itam kenn respecté wu ko sa jàngat bu njëkk. jàngat bi ma ci jàngat bu yomb la pour man dama jàpp ne Sénégal dafa may loi. te li ma gis li assemblée def ko teg ci li nga xam ne mooy loi boo xam ne moom lañuy wax règlement intérieur bu assemblée nationale ku ci nekk nag am nga ci jàngat su ma jàngat comme ministre ak citoyen sénégalais gis naa ne tey assemblée yëkkati na ñuy wax malaanu kiiraay kooku nga tudd léegi muy député Ousmane Sonko muy koo xam ni tey mu ngi toll ci ay jafe-jafe képp kuy doomu Sénégal la yaakaar ñun ñëpp ak ku ci nekk ci ay jafe-jafe xalaat ba may njëkk am ci loolee mooy yàlla yàlla génne ci jafe-jafe muy man muy Cheikh di yow ak ku nekk ci àddina doomu aadama ay téq-téq da koy dal ci àddina waaye téq-téq bu munti am ñu nekk ci réew moo xam ne bi réew droit la lépp buñ ko muñee teg ko ci yoon soobee yàlla yonentu ba dana sotti ak fa muy mujjee sotti rek la mën a doon. loolu rek laa ci xalaat. alors dafa am fan yii la ñu liir ñu ni que yow yaa wax ci benn émission que ñaw xamoon nañ ne lii dina ko dal te itam dégg nañu président ne nañ ko ci génnee ndax affaire privée la moom tal na leneen te itam aussi tey dégg nañu ministre de la justice mu ni lii ko dal ni sax dafa metti président de la république. xam nga yow xam nga ma tuuti xam nga ndax man danaa toog naan diw ñëw dal na ko nekk naa koy wax ak ku ko dul wax kon ku la ko wax yow ci soo war nga koy mën a tontu parce que am na loo xam ci man tuuti te dama am mayab yàlla boo xam ne bi ma koy gërëmee yaroo foo xam ne juddoo foo xam ne mënu may jóg gis doomu aadama boo xam ne am na teq-teq ci àddinaam ak lu mu munti ne mën naa ñaw ci loolu te kookee ngay tudd ni koo gis ci àddina Sénégal dafa tuuti dafa am loo xam ne nit ñi duñu xam waaye dafa am lu ne boole loolu desu ko wax ci télévision moo tax bokkuma ci ñuy wax ñaw parce que am na koo xam ne bokk nañ ko maam moom loolu rek dafa tax doo mënta wax ñaw waaye la ma xamoon la ma waxoon su ku mel ni yow moo ma ne diw sàngam nee na dañ ko complot ma ne ko loolee nag duma ci sori su dee mooy wax li ma dégg ci rajo yi ak télé yi bu dee moo ko waxoon tontu bi ma am mooy ma delloo la ca waxam moom ci boppam loolu laa wax ma ne nag wóoru ma ndax moo ko wax parce que télévision ak rajo lu nekk mën nañ koy wax loo nit léegi ci fekk waxoo ko ma teg ci it maa ngi ñaan yàlla mu nekk ne loolee du kàddoom loolu rek laa waxoon wax dëgg yàlla. waaw Binta ñu constaté déjà dans le discours de Latif benn genre discours d'apaisement sens de la responsabilité ak tamit bañ a yéene nit ki lu bon ñu gis ni que récemment am na kenn ku bind benn bataaxal en cinéaste voilà ba mu ko bindee Moussa Sène Absa pour le nommer mu am lu mu bind joxe xalaatam par rapport ak affaire Sonko beeg cas privé la ndax c'est le chef de l'État ou peut-être l'État qui est derrière donc mu joxe avion donc ba mu ko defee systématiquement nga tontu ko yëkkati sa maanaam sa stylo bind avec un ton bi nga xamante ni ba dañoo gis ni que c'est assez virulent donc tey jii nii par rapport ak situation boobu est-ce que du firnde ni aussi que yow dafa am fi nga féete ba pare moo tax peut-être nga tontoo noonu. du rek Moussa Sène Absa am na aussi. am na ñeneen xëy na booboo ci mujj intellectuel yi nga xam ne génn nañu mu tontu leen aussi. voilà c'est ça. xam nga bala waxtaan wi neex nga wax lu Moussa Sène Absa waxoo. nga fàttali ko. fàttali li Moussa Sène Absa wax lan la. Moussa Sène lu mu wax kay moom leer na. dafa ñëw ci ay faits yu fi xewoon ne Sénégal mi ngi koy bëgg a jéggi. jël ko ci jamonoy indépendance yeeg ba léegi wax ci ay mbir yu bëri nga xamante ni véritablement safaanoowul ak. doxalin bi nga xamante ne moom ngeen nga fàttaliku ne am na yeneen yu mu tëb. waxul loolu. lu mu wax dafa ne. ba mu juddoo am na juróom-benn fukki at ak ñett
nga tontu ko nee ko. déglu ma wax ba pare comme laaj naa la waxoo. magee ko ñaari at mu bàyyil ma wax ko. bisimilah. mu ne man su suma juróom-benn fukki at yeeg ñett mosuma yëg tolluwaayu Sénégal fi mu toll tey ci tension politique ak ci jiyee joo xam ne mu ngi fi am ci politique loolu la wax. benn ñaar mu ne président Macky Sall génnal tëddee njaaxaanaay li nga dugg waru ci dugg mooy affaire Ousmane Sonko man lan laa wax moom la mu wax man bu ma koy wax te gin laa ko waxee ma ne ko ci man at yi ma am maa la mag kon ci nit Afrique di doxee jël naa li nga xam ne mooy mageel boobu tubaab di wax droit d'aînesse pour waxtaan ak yow ma ne ko xëy na fàttalikuloo li nga xam ne moom fa xew tàng yooyu boo ko fàttalikoon doone ba nga nekkee bi léegi si juróom-benn fukki at yii mosoo gis tolluwaay boo xam ne réew mi tolluwoo na fa tey jii. loolee dëgg na ndax du dëgg. dëgg la ba cité exemple Senghor ak Mamadou Dia je pense. doo du ma ko cité man maa cité. yaa ko cité moom laa wax. est-ce que moom li mu wax dëppoo naa li nga xam ne mooy fee yow journaliste la. Sénégal 1962 bind naa ci livre guerre civile mënoon na fi am ñaari armée gendarmerie commandé ak Yaba Diop ak colonel Préra ñoo jàmmarloo diggante présidence ak RTS fi mu nekkoon camp politique bu nekk yore say ni loolu guerre civile mënul coon am tolluwaay boobu mos na fi am ren jii am na fi diggante 2012 ak ren mu ne mosu fi gis lu nu mel ma fàttali ko ne 1968 ay camion lañ daan jëlee ci biir réew mi ñëw Sénégal gàddu ay yet ay maq doom di wóor étudiants yi pour jàmmarloo ak ñoom ma ne ko sëñ Moussa 1971 étudiants yi ci mbedd mi day doon dàqee fu ne 62 armée jëloon na pouvoir bi presque juróomi officier ñoo tere armée jël ko xam nga fu ñu defee réunion ba gis nga foofu G2 bi nekk par bi assemblée foofu lañ defee réunion kii ñi dem fekk Senghor jóge fa dem fekk Mamadou Dia 6 heures du matin lañ ko fekk mu jàpp li ma lay wax waxuma la affaire u caaxaan ma ne ko 1988 coup d'état waxoon nañ ko ba ñu radier chef d'état-major des forces armées kon boo dee mosoo gis loolu Sénégal yaa ngi mu bëgg a caaxaan loolu laa wax loolu dafa am lu ci ñàkk teggi ba nga naan dama virulent ma ne ko nag nit ku nekk nag man ngay far bokk fenn nangu naa ko man mii di wax ak yow dama far waaye su ma far ñëpp xam nañ ko waaye bugg a jël lépp teg ci kaw Macky Sall li nga fi def mosul am ci njombe li nga fi def loolee laa bañ waaye xamul tax ma bañ ko man dama far dama bokk te fekkee te gis ñu bugg léegi man ma far fenn fekkee ñu tuumaal ñu man du ma ca wax. xam nga ci droit. xam nga lan lay wax man. bokk ànd ne tëj sa gémmiñ doo wax loolee man àndoo bokkoo. monsieur le ministre surtout boo ci amee lépp lu tuuti loo xam ne xam nga ko ci. waaw mu mel loolu laa wax waxuma leneen. te am naa droit wax loolu. waaw moom am na droit bind wax. waaye lu tax man du ma am droit wax man tam. am na tamit lu toll ci 102 intellectuels yoo xam ne dañu génn ñoom tamit bind aussi ci régime bi nga jëlaat sa xalima tontu leen mu mel ni yow kese yaa nekk collaborateur président te bari na lan moo tax toujours yow rek yow yaay bind di tontu. xëy na moo ci dàq bind. d'abord juum da nga juum te am na ci li nga wax. ok journal bi ma bind loolu. waaw am na beneen koo xam ne conseiller la ministre conseiller mu ngi bind na moom itam di tontu beneen intellectuel. mais sa bos ci gën a sa bopp fës. yow yaa gën a fës de ci internet bi. macha allah xam nga ku ci nekk xëy na ak sa tolluwaay. sa waxin. ak sa wax xam nga mën nañ ko jàngee ñaar. xam nga booy wax joo xam ne ji xëy na am na solo dañ la diggu dañ la tudd noonu laa ko jàppe parce que loolu lan la dafa am téeméeri jàngalekat ak ñaar yoo xam ni yàlla may leen a xam-xam macha allah jàng nañ waaye nag ku nekk day nangu ne loo jàng-jàng xamoo lépp mënoo lépp man mii def naa juróom-ñetteel universitaire la
nekk na assistant université feneen kon man du tiitari université ba nga gàddu ak grade ba moo ma jaaxal la ngay wax lay xool lu ca dëppoo ak man li ma yaakaar ne am na dëppoo na foofu itam xam nga la ma gis fa mbir ma sooxee mbind dafa am noo xam ne noonu lay jaar dañ génne kayit goo xam ne gi Cheikh Anta Diop ak taxaw ñoo ko bindoon 1979 di naqarlu di ñaawlu la nga xam ne moo fi amoon mu benn contexte ñu jël contexte boobu indi ko fii di méngale loo xewoon 79 ak benn mel leen d'accord ma ak yéen loolu mooy falsification de l'histoire parce que histoire ba xewoon ba Cheikh Anta bind loolu ay la yowén kenn mënu ko jaawale ak histoire bi xew léegi d'abord lu xewoon 79 dafay baax ñu koy fàttali Bassirou Sarr mi génne fi léegi ngeen ko doon interroger ak ñoom Landing Sané ñoom Landing Savané ci benn kay lañ génne bataaxal xare bi ñoom ñëpp ñu leen ay poursuivre pour dugal leen kaso seen parti ñu aaye ko aaye PIT aaye LD PAI rek lañ nangoon Mahmoud nekk fi Senghor woote woon benn loi boo xam ne 1978 ne ku bokkul ci courant yi nga xam ne ñooy parti politique doo fi am parti politique lu moo téeméeri parti politique ñëpp bëggoon bokk ci langue Senghor aaye leen ñeenti parti ñoo am RND dem tribunal ne Senghor jox ma suma àq ak suma yelleef ca laa bokkoon étudiants yi si nekkoon procès ba 1978 maa nga woon ca biir topp fekkee ko xam eh bien alors ñu aaye ko nekkam képp kuy homme politique fii te bokkoo ci ñeenti courant yooyu soo yëngatoo ñu jàpp te ci kaso bi booba dëkk bi manifestation deesu ko wax 79 boobu lañ dugal article 35 bi ne bu Abdou Diouf demee bu Senghor demee Abdou Diouf koy remplacer contexte boobu nga bëgg ko indi méngale ko li xew tey loolu la professeur yi d'accord ak yéen. mais est-ce que tamit série d'arrestations yi nga xam ne constaté nañ ko présentement avec ñi nga xam ne ñoom ñoo far ak je termine ak ñi nga xam ne ñoom ñoo far ak Ousmane Sonko gis nañu qu'il y a une série d'arrestations est-ce que tamit du parallélisme boobu la ñuy def pour véritablement étayer seen propos gis ni que véritablement que affaire mi ngi vaciller dans le mauvais sens. waaw léegi nag dina leen laaj benn affaire. yéen. yow am nga oto bu ñu ko taaloon ci mbedd mi di nga ci kontaan. moom ci àdduna. yow bu ñu taaloon sa oto doo dañ ne fay sa oto yéen xamu leen normalement les principes de droit émeute bu amee yàqu-yàqu yi am yëpp mën nañ ko réclamer état. état day tegle ay tànkam ay loxoom banque ay loxoom xaar bi jëyee am mu soog a jóg xam nga sécurité citoyen lu ko yore renseignement xam li ñu di def te léegi képp ku yaakaar ne yaa ngi ci internet di def te xamuñ la ngay def yaa ngi nax sa bopp. képp ku nekk ci kër dégg naa sax ñu naan dafa am camion buy espionné camion du taxaw ci buntu kër léegi espionné jarul ko gis nga fi nga toog bu la neexee suma kër ga suma wifi bi nga yore ko fii li ma fay def xam nga ko société dafa dox boo xam ne ak technologie amul benn état buy demati di complot façon complot boobu loolu nit bu koy wax sa ree dafa jàpp ñoo xam ne am na loo xam ne droit délit de droit commun la yow d'accord nga man sa téléphone ñu jël ko jox ko ay nit ñu lay woo di la saagandee su ma jëloon suma téléphone bi won la ko ñi may saaga parce que dañ lay jox suma téléphone loolu yow d'accord nga ci yéen daal mooy parce que ay politiciens lañ rek lu la neex def mais yow journaliste tout la neex def amuloo immunité ba sa télé bi nga mun koy ubbi di saaga nit ñi amuloo droit jël suma téléphone di ma saaga man jaaxaluma parce que li ma saaga diggante 2003 ak 2012 kenn dootuma ko saaga ci. monsieur le ministre nee nañu aussi seen nguuru Macky Sall bi tamit jaay doole bi dafa bari société civile bi nee nañu vraiment dañu mel ni ku nekkatul ci démocratie dafa am un recul démocratique ndax liberté individuelle aussi dañ ko ñoom wax nañ loolu maa ngi ci doon ñëw ñoom wax nañ loolu waaw recul démocratique ni ñu koy nattee jox leen ma ñaari natt marche yi nga xam ne dañ ko consacré chaque jour bi ñu déposé ngeen ne déedéet indi Covid 19 bi léegi moom mooy seen prétexte ak yeneen sa aqulaay taala li ngay wax wóor na la dama ko fekkee déedéet 1200 demandes de marche déclaration de marche moo am 2020 1200 17 mars lañ ci ay
si mes souvenirs sont bons les dernières statistiques que j'ai vues avec l'ancien ministre de l'Intérieur junne ak ñaar téeméer lu topp déclaration de marche Ndakaaru fépp foo laaj ci réew mi. 2020 aayuñu ci lu mot 2020 nga wax. aayuñu ci lu mot téeméer. 2021. waaw aayuñu ci non. mais monsieur le ministre impression boobu peut-être que du moom la ñëpp am. waaw xam nga bu ngeen ma laajee aussi may tontu nga ayca waaw ñu ngi lay dégg du sotti. Cheikh. ayca bisimilah damay relance rek. ayca ñu ngi lay déglu. dellu leen ngeen xool statistique parce que journaliste aussi ay fee la. waaye du nit ñi wax rek nga ànd ci. waaw. junney demande marche ak ñaar téeméer lu topp aayuñ ci lépp ñaar fukki marche ngeen ne marche ku demandé marche ñu aaye ko loolu amul kon loolu nañ ko teg fale amul ak beneen jox ma beneen mandarga marche jàpp yu bari yi ngeen nekk déet jàpp yan kanaa kan lañ jàpp yëngu ngeen jàpp ko lanceur d'alerte yi kenn du leen protéger kan si pratiquement ñëpp a ngi ci kaso bi tey de ñaan ak ñaan nekk ci kaso bi loolu wax naa ci tontu naa ci léegi bu ñu jël saat ci ginnaaw ankay ñii nga xam ne jëne d'abord ba émédi yi amee déglu rek ba émédi yi amee ñaata lañ jàppoon 42 personnes waaw ñu libéré 22 yi 20 des waaw da ngeen bëggoon ñu gis ko enquête da ngay bëggoon nit ñu enquête ko bi gis ci moom dara bàyyi ko mu dem toog loolu ngeen bëgg suba bu fi jaay di si ñëwee bu ñu enquêté gis leen ñu bàyyi leen ndax loolu ngeen bëgg. yéen bokkul. lu tax bokkuñ. parce que ñii au moins infraction délit la ñu def non xam nga nag am nañu xaw ma lan de représentation. waaye ngeen feesal kaso yi jamono yi nga xam ne Covid baa ngi fi tam Binta c'est paradoxal monsieur le ministre ñaari yëf moo mun a am. soit dañ ne loi bi violé nañ ko ñu seet nit ki. soit dañuy toog ne nañ leen bàyyi bañ def li ñuy def. am na sax police am na droit dès l'instant qu'un acte a été posé à partir duquel une convocation une arrestation peut être faite mun nañ ko def ñu jël la. ne serait-ce que pour identification vérification kan ak kan lañ fi defee li mel ne. mënuma ko compter fu mu déedéet. fan yii rek jàpp ngeen ay lanceurs d'alerte encore. non xaaral il faut ñu xam na benn affaire xam nga travail de police. yeggaguñ ci jàpp. il faut ñu déférer la ba yóbbu la juge d'instruction ñu ne jàpp nañ leen. waaye nag police am na droit nag woote def ay investigation xam lan moo defee def ay enquête loi bi organisé na ko wax ne nii lay tëddee nii lay tëddee xam nga man képp ku ñu jàpp rek man lay ñaanal yàlla nga génn ñibbi sa kër li ma la suma aqulaay taala parce que xam nga li dal ñooñu tey man daloon na ma fi xëy rek ñu yóbbu ma toog lu mot une ñu ne ma da nga def coup d'état da nga bokk ci coup d'état bi Idrissa doon def xam nga àdduna dafay dox ku ci nekk mën nga benn moment ci sa àddina nga jànkoonteeg ay jafe-jafe waaye saa yu amee jafe-jafe ci àddina nga war a xool yow ci sa bopp lan nga ca parce que fukki million Sénégalais ak juróom-benn lañ nga naa ma jàpp na ñaar fukki nit ça veut dire que am na fukki million ak juróom-benn million ak lu topp kenn jàppu leen. mais dafay dépendre si li ñuy def ak li ñu leen di tuumal est-ce que tamit effectivement li ñu leen di tuumal li am la aussi. xam nga yow xamoo man xaw ma waaye yaakaar naa ne fii nga toog tey boo ñëwee ñëw di fi toog ba diggu di nga ñëwee police moo tax ak nga am sécurité ci dëkk bi. am nga yaakaar ne sa kaaraange am na ñooñu ñooy jàpp ñooy liggéey ku ci deful dara dañ la bàyyi nga ñibbi. mais nag seen régime bi monsieur le ministre ñu bare nee nañu ma waxat yi dafa tàng lool fu mu ne nii ñëpp tiit dafa mel ni réew mi dafa jaxasoo sans dessus est-ce que yow mii sax dugg ci politique ànd ak Macky Sall réccu woo la doon ànd ak moom. léegi nag ndax régime bi dafa tàng de. dinaa wax tuuti affaire yu pànk. ayca xam nga. affaire yu pànk waaw tuuti. ayca. xam nga dama soo benn grand bu nice waay fa leen nekk ci dëkk ba. lu ma lay wax nit ñi li ñuy wax rek ndax dafay méngoole ndax ma ne gis naa publicité bi TFM nga ma jëm ma waaw mu ne ma foofu jarul dem ndax ñooñu ay commentateur rek lañ dañ far Ousmane Sonko la ñu ànd dëgg la ndax du dëgg. mais côté Sonko tamit ñu ngi wax lu ni mel. non xaaral ba pare xam nga bu ma tontu loolu mooy dëggal li may wax si. li nga wax noonu. allez-y xaru leen fenn. wallaay da ngeen def seen liggéey. waaye nit ñaa ngi leen ay sànni lu ne xëy ay xeer. kon bu ma ñëwee fii ngeen am nit ñi nee nañ.
nit ñi lu ne la ñuy wax Binta. waaw moo tax ñu leen koy li jottali. ñuy wax non justement yéen nag du seen rôle pour jottali ñu ko. xam nga yéen seen rôle mooy lan. vérifier ko ba xam ndax li ñuy wax méngoo nag ay jëf na méngoo. waaw waaye bu ñëwee rek nga ne ma nangam ji nee nañ nangam ji dafay jafe. waaw mais jàpp nga ne réew mi tàngul kon. foo tourné gis juróomi char yu taxaw ñëpp naan waaw état de siège la ñu nekk wala état de lan. xam nga réew mi tàng na génnal fii périphérie ndax di nga gis char de combat. périphérie fi nga xam ne fa la mbir mi xewee. soo ko rombee doo gis fenn. ndax réew mi xanaa Sokone bokku ci. xanaa Ndofane la ngeen bokku ci. xanaa Kaolack bokku ci xanaa Thiès bokku ci. Saint-Louis bokku ci. capital bee tàng ci. xam nga delsi nga ne capital bi. léegi génnee nga réew mi. am na ñu jàpp ay Ziguinchor rek yooyu. Ziguinchor lu fa xewoon. am na ay nitu Sonko lu fa xewoon. manifestation li xewoon Dakar a fa xew. kon fi dara xewee. ndax da ngeen bëggoon dara xew ba pare police bi toog. mais sauf que monsieur le ministre mënuñu contester qu'il y a une tension qui est là latente ñëpp di ko constater muy yow man di keneen. parce que gis nañ que avec cette affaire Sonko à l'origine nee na une affaire privée. dans ses déclarations Sonko ne ba nii xam nga dama lay wax rek parce que man. dama lay wax lu leer. su doon suma sago du ma continuer ba affaire Sonko. non dañuy wax de façon générale la ñuy wax. situation réew mi franchement xam nga dinaa leen te jël benn. wax nga ci ba pare. ndox day ñëw ci nii. ñu koy ñaanal di ko yéene la yàlla def jàmm ci moom. li ma lay wax loolu laa gëm. waxuma waxu naa fekk. tension bu nekk ci réew mi monsieur le ministre dañu wax. waaw mais xam nga da nga ne réew mi. léegi nga ne Dakar. ma ne Dakar nga ne Ziguinchor. waaw xam nga tension politique. dafa yàgg am suñu réew mi. du fii rek fu ne lay am. tant que démocratie lañ su fi tension jógee rek démocratie jóg na fi. démocratie yàlla bu mu fi jóg. li ma occupé ci fonction moo tax du ma tudd yenn dëkk. yoo xam ne ñu bari ñu ngay tudd ngeen ko fi léegi sax. léegi naa ñu ko fi tudd léegi. boo tension amu fa. mais monsieur le ministre ñu gaawantu vaccin bi parce que boo waxee. ñu ne Tunkam ma la ñu rey la. fii Afrique. defe naa loolu sori yéen journalistes yi ak li ngeen ay wax ak man la ma daan wax. suñu doon dëkk bi démocratie amu fi ñu bari sanku lañ. loolu li nga wax kay ñun waxuñu genn wàll gi sax. waaw xam nga dama la bëgg a wax rek dama xam ne bu ma li ñuy wax. xam nga ñun mosuñu saaga kenn. yow day fii da ngay gis war nga Ablaye Wade nguy de. waaw mais xam nga mosuma saaga Ablaye. mosuma saaga ñun tam saagawuñu kenn di. moom laa la bëgg a wax nag. tey nag am na ñoo xam ne réseaux sociaux lu leen neex def te kenn jàppule. mais xam nga réseaux sociaux moom c'est un fait nouveau. réseaux sociaux c'est un fait nouveau aussi. du ñun de. non mais citoyen ñoom xanaa ñi bindu ay citoyen. monsieur le ministre vaccin bi ñu ngi jeexal de loo ci wax. aywa wat ñàkku nga. te itam démb tam sa président bi suñu président boobu sax taxaw na ca palais ba menacé askan wi moom lu tax mu bëgg a menacé noonu. xam nga ni nga koy gisee rek. ñëpp ko wax tey de. xam nga nag daañu waxante dëgg. bu ngeen ñàkkul ba jël yëf yi may sooy nit ku am teggin te am sago te am retenu mën nga nangu ne Macky Sall am na ko. yow non Binta xam nga buñ génnee léegi di nga ma ne. ku am kersa la ku am sago la. non. waaye day mën a day àttu ci biti non xam nga loo benn tubaab dafa wax ne mu ne kaddu gu jub ci àddina. boo jëlee yax bi boo ko xoolee. noo ko jëlee mu nekk noonu. waaye yow soo ko jëlee woon dafay ñaaxaan nit ñi pour ñu dem ñàkku ji ñaax lay doon waaye boo ko jëlee dafay menacé mooy day xëptal menacé lay doon. bu ngeen ñàkkul ma may mais gëmoo ne c'est une petite glissade du glissade. loolu moom tey ñëpp wax nañu. xam nga li ma lay wax rek mooy loolu. gis nga bu ngeen jàppee ne du glissade mais c'est xam nga dafay jaaxle ñoo xam nga nit day jaaxle. yow nga nekk réew xam ne lii vaccin bi moo gën ci réew mi. nañ ko def. nga laajte statut yi nit ñi di inscrire ñu naan la bariwul inscrire nga laajte fu ñàkk yi toll ñu naan la nangam ak nangam. da nga jël looy seet pour ñaax nit ñi ñu dem ñàkku ji. parce que si seen njëriñ rek la na ñaax. ñaaxu leen ci lu bon ñaaxu leen ci leneen. lu muy jël seen njëriñ ak seen njëriñu askan. loolu koy bintal ni du menace loolu la tubaab di wax butaat. ñàkku nga ba pare. waaw yàlla defal amul effet secondaire yàlla defal si bi ma ñëw kay maa ngi xalaat ci tur yi. tey nga ñàkk c'est normal démb. am na tuuti effet. waaw di nga ko yëg non pas du tout non pas du tout mais bon. mais gars yi daan nga gën a sawar noonu quoi bon. waaw boo jëlee paracétamol rek moo baissé. waaw man sax loolu laa jël pas paracétamol beneen bi nu mu tudd Doliprane. Doliprane laa jël rek mu sotti. mais beneen bi nee na gars yi gouvernement bi état bi akimoo nañu li nga xamante ne vaccin parce que ministre yeeg directeur yeeg yooyu te askan wi pratiquement kii wu. Sokone ñu ngay vacciné. ña ngay vacciné wu. Nioro ñu ngay vacciné wu.
200 000 bu ko gouvernement bi accumulé woon xam nga loolu aussi mooy li may wax. ngeen maye ci 20 000. yooyu xam nga loolu mooy li may wax 200 000 doses soo demee suñu dëkk bale Sokone léegi bu ma ubboon son portable ngeen gis gars yi ngay vacciné wu. nga dem ba dëkk ba ñuy wax fale Nioro ñu ngay vacciné wu su ma ñaar dëkk yooyu Kaffrine na ngay vacciné wu. gouvernement bu ko accumulé woon ñun fu ñu jëlee lu ñu vacciné wu. ndax da ngeen yaakaar ne ñooy dinañ soxla ndox seen yaram yi. suma gars yi daal jaaxle naa. mais mënut a ñàkk. question yi mënut a ñàkk jeexal fooy jeexalee kàddu gu mujj gi. déet den sant rek gërëm leen ci invitation bi sant yàlla rek waxtaan. mais bëggoon naa ñu xul ci état de droit bi mais malheureusement soriwuñ ci état de droit dafa complexe de. waaw xanaa beneen yoon rek ñu tënkaat ko. beneen yoon bu soobee yàlla yu. gërëm la bu baax monsieur le ministre. merci beaucoup gërëm la Cheikh Tidiane. merci Binta bon week-end ñu dem publicité dellu si waat ci plateau.